mbokk yi jërë ngeen jëf seen taxaw seetlu tey jii day ñëwaat si benn ponk boo xam ne nii xew-xewu jamono la waaye dañuy jéggi li nga xamante ni moom moo xew indi si ay gindi ndaxte tamit saay su ne xam ngeen ko taxaw seetlu loolu moom moo koy tax a jóg ay weccoo xam-xam la même bu nekkee ne bëriloowu ñu waaye saay su ne dañ si laaj ay borom xam-xam yoo xam ne dañu siy gindi bu baax a baax ndaxte li nga xamante ni moom moo fi xew barki démb ba tey jii tey tamit mu jur nakkat bu baree bari di benn soxna boo xam ne nii danoo jàpp ne que wala dañ koo jiiñ ne que dafa doon sàcc ba sax am lu si am ñu xotti war maam toroxal ko wane ay image am si lënc bi maanaam réseaux sociaux yi muy loo xam ne nii tax na tamit ñi nga xam te ni ñoom ñooy police bu jëppal def si liggéey bu am solo am tamit ñaar si ñett ñi nga xam te ni jàpp nañ ne ñoom ñoo nekk si ginnaaw vidéo yooyu noonu nu jàpp leen teg leen loxo waaye tamit li nga xam te ni moom lañ leen di toppee bokk na si li ñu tuddee agression sexuelle waaye bokk na si tamit coups et blessures volontaires atteinte à la dignité humaine ak tamit collecte illicite de données loolu yëpp tamit bu ñu ko boolee ay baat la yoo xam te nii mën na bu si nekk ñu indi si ay leeral ndaxte tamit gindeeku daf si baax saay su ne waaye tamit leeral bu njëkk bi ñuy indi mooy jamono ji mbir mi dafa feeñ si réseaux sociaux yi ndaxte bu leen fàttali tamit wàllum réseaux sociaux yi les données électroniques yeneen yu ñu mel en 2008 déjà amoon na benn loi boo xam te nii amoon na si tey tamit maa leen koy doon fàttali 2018 tamit le code pénal sénégalais tamit dañ ko gën a doolelaat looral dañ koo doolelaat gën a itamit xeex lépp loo xam ne nii ay ñaawteef la yoo xam te nii day jaar si xaral yi si ak yooyu waaye mel na ni ba tey ji askan wi yeewu bi ñu waroon yeewu si mbir mi maanaam dafay des saay su ne les dérives sur les réseaux sociaux ñu ngi koy gis saay su ne itam day mel ni sax dana toll si jamono joo xam ne nit ki moom mooy def li muy def weer boo xam te du ko tey ndax réseaux sociaux yi ndax ñu ngi koy tasaare tamit si mbaalu jokkoo yi wala boog si lënc bi wala boog si réseaux sociaux yi pour mu gën a leer am na tamit beneen mbir boo xam te nii daf see feeñ te itam mooy muy loo xam te nii yàgg na Sénégal muy maanaam ay doomu aadama yoo xam ne dañuy jóg di fejal seen bopp muy loo xam ne nii si benn république du ko nangu ndaxte république bu ñuy wax violence légitime dafa am ñoom te ni ñoom lañ koy bàyyil ñoom ñoo ko war a def loolu itam feeñ na si mbir mi waaye tamit sekk nañ si waxtaan ak maître Ousseynou Babou avocat au barreau de Paris indi na ay gindi si baat yi nga xam te ni waxtaanee ko sama ndorteelu kàddu ak tamit li nga xam te ni moom la ñuy dund tey ji yan saafara moom leen si mën a indi ngir fàggandiku si loo xam te ni mën na jur ay dérive ak yeneen yu mel waaye tam gën a xiital doomu aadama yi ñu gën a yeewu si ñi ñuy jëfandikoo xarale yees si ndax tamit fu mu toll ni jamono ji mel na ni laaj na lool bu baax a baax kon da leen di dëgtal waxtaan bi nga xam te ni sekk nañ ko at maître Ousseynou Babou tàggoowaal ak yéen dig leen daje suba incha allah si beneen taxaw seetlu jaa ngeen jëf. violence boobu noonu loolu la ñu ko def donc nekk na li nga xamante ni yoon da koy tere. maanaam violence agression sexuelle sax la ñu wax. voilà violence sur sa personne no maa ngi ñëw ci loolu. donc violence sur sa personne jël ko def ko loolu yoon da koy tere donc l'article 294 du code pénal suñu code pénal da koy ay mais beneen violence bi mooy li ko jël di ko lamb di lamb ay cëram loolu mun nañ ko qualifier d'agression sexuelle. agression le délit d'agression sexuelle aussi suñu yoon da koy tere donc loolu aussi def nañ ko beneen bi ñetteel bi mooy lu ñu porter atteinte à sa dignité maanaam c'est une violence qu'on a exercée sur sa personnalité donc c'est une atteinte à sa dignité humaine loo xamante ni dañ ko lu ñu tere la lu suñu yoon tere la ñett infraction yooyu yoo xamante ni gis naa ko ci yoo xamante ni yoon war na mun a topp autorité loolu yoon lan la si wax ci ay daan ak yooyu donc loolu yoon bi ngi ci wax au niveau de l'article 294 du code pénal loolu yoon wax na ne daan bi mun na dem 1 an ba 5 ans maanaam ñoom ñi ngi risqué jusqu'à 5 ans d'emprisonnement donc si les faits qui lui sont reprochés sont avérés ñu ngi mun nañ dem ba 5 ans juróomi at yoo xamante ni mun nañ ko tëj. ñun siy dégg tamit. demal. waaye li may kii rek mooy li may constaté mooy peut-être nit ñi dañoo xamul mais sàcc boo ko jàppee da nga war a woo police wala gendarmerie parce que kenn amul yoon maye ko kenn nga jël nit di ko dóor fi ñuy nangoo dóor mooy en cas de légitime défense te même légitime défense boobu yoon daf ko encadré boo xamante ni encadré bu sew boo xamante ni boo moytuwul rek yow fekkee da nga exercer sa légitime défense bu nit faatu ci boo moytu yow mën na la topp pour homicide volontaire maanaam ku rey nit donc même côté loolu rek li nga xamante ni moom la yoon may loolu aussi yoon daf ko encadré donc nit amul droit jàpp nit di ko dóor même police sax amul droit jàpp nit di la dóor police ak gendarmerie mu dañuy exercer violence boobu yoon daf ko tënk dafa ne situation yii ngay mun a exercer violence maanaam
ñi lay jàpp ñi lay dàq ngay daw yaa ngi dégg pour le maîtriser la boobu mun nañ exercer violence wala ñu la jàpp pour yóbbu la commissariat ngay fippu ngay bañ boobaa policiers yi am nañ droit exercer violence te violence boobu dañ ne ki koy exercer waroo ko gaañ waroo ko damm waroo ko def dara donc nañu xalaat ne dëkk bi dafa am yoon Sénégal am na ay attekat Sénégal am na parquet mooti Sénégal am na ay commissariat am nañ ay gendarmerie képp ku si jàppati sàcc wala koo xam ne dafa lu doon da nga war a woote police ñëw def liggéeyam. mais kenn amul droit def ko te sax li ma dégg mooy ndaw si dafa nekk ndox soo xamante ni dafa xaw a feebar. maanaam dafa feebar li ñu yaakaar ne moom la du moom donc yaa ngi gis donc erreur boobu ñi nga xamante ni ñoo doon exercer ces violences là ñooñu yoon mën na leen topp te mën nañ leen tëj ci wàllu lu gën a kawe si juróomi at. ñu si wax tamit coup et blessure volontaire loolu lu mu wund. waaw mooy coup et blessure volontaire xam nga ñetti fànn la maanaam dañu exercer violence sur sa personne. dañ ko dóor wala yu demee noonu loolu mooy coup et blessure volontaire c'est expressément prévu par l'article 294 du code pénal. beneen bi ils ont exercé ce qu'on appelle une atteinte à sa dignité. On a exercé une atteinte à sa personnalité parce que ndaw si dégg naa ne sax jàng na ba am ay lijaasam mi ngi doon liggéey ak yooyu donc loolu ñu def jël ko teg ko ci deram loolu yoon aussi prévoir na ko te yoon da koy réprimer. beneen bi mujj mooy agression sexuelle bi nga xamante ni lañ jël jàpp ni sax erreur la parce que ñoom amuñu droit jàpp kenn mais le fait que ñu jël aussi seen loxo di ko làmbatu di ko loolu aussi c'est une agression sexuelle donc infraction yëpp boo ko boolee jàpp naa ne si les faits sont avérés ñi ko def yoon day teg da leen teg loxo. am na tamit leneen lu si feeñ mooy collecte illicite de données. waaw moom loolu aussi comme li may wax rek mooy xam nga boo xoolee les années passées ay WhatsApp ak yooyu yëpp amul woon. maintenant léegi smartphone yi ku ne am nga ko bu la neexee nga filmer sa bopp lu la ñu def ko ci mais dafa on appelle les données personnelles loolu loi aussi daf ko protéger kenn amul droit jël sa image wala jël sa loo xamante ni sa mail sa courrier bopp wala sa yëfu bopp di ko jël di ko def naka su dul noonu loolu bu la ci toppee dañ lay daan même les entreprises privées yi nga xamante ni tey jii dañuy jël di collecter ay données yoon daf leen ni teg ay obligations des obligations déclaratives des obligations de sécurité de ces données donc données yooyu di nga gis léegi suñu rakk yi xale yu jigéen ñi yëpp di jël di def yaa photo na ko su dul noonu wala yu demee noonu données yooyu tey jii boo ko gisee retrouvé sur la place publique ki ko yóbbu sur la place publique kooku yoon bu ko toppee day dal ci koom dinañ ko daanu metti donc ñu xam ne portable nit boo ko foree sax jël ko nga yóbbu ko police nga joxe ko parce que ëllëg bu image yi génnee ki nga xamante ni image yi yow yaa ko génne moom mën na la topp même bu dul yow sax dinañ na yow portable yi jaar na ci sa loxo yow kon données yi personnelles yi bu génnee kon yow yaa ko génne loolu si bit yoon mën na la ci topp nañu wax ne données personnelles daal données personnelles la nit ku ko moom rek moo am droit xool ko wala mu xooloo ko ku ko neex mais kenn amul droit diffuser des données personnelles. gis na ne tamit Sénégal légiféré nañ si mbir mi ndaxte en 2008 rek bu ñu fàttali ko amoon na ay charte yu ñu teg jëm si wàllum les données électroniques 2018 tamit ñu gis ne code pénal tamit gën nañ koo dooleel jëm si xeex maanaam ñaawte fi nga xam te nii dañ koy jaarale si xarale yees ak yooyu mais boobu ba tey dafa mel ni léegi sax sénégalais yi au contraire ñoom ñooy def ñooy filmer seen bopp ñoom ñooy weeraat seen bopp loolu nan lañ ko mën a analyser ndax loi bi dafa nekk en déphasage ak état d'esprit nit ñi wala qu'est-ce qui se passe. waaw xam nga loolu aussi loolu ñu koy def xam naa peut-être manque de sensibilisation la mun na waral lu ne parce que nit ñi aussi c'est des outils yoo xamante ne xamuñu ko pour ñoom portable mun nga ci def lu la neex alors que portable aussi amoo droit def ci lu la neex tey jii boo jëlee nit envoyé ko message menacé ko de mort loolu ci tombe sur la loi pénale yow pénal mun na la topp yoon mun na la topp donc portable aussi nga jël données koo xam ne données personnelles la nga jël ko envoyé ko keneen koo xamante ni dudul moom bu ko yëgee aussi mën na la ci topp donc nit ñi il faut que ñu sensibiliser leen je pense que loolu am na par exemple ay kuréel yoo xamante ni réew mi teg na ko. comme la commission des données personnelles de protection des données personnelles ñoom aussi ñoo war a gën a mën a sensibiliser dans ce sens
sensibiliser nit ñi nga xam ne portable outil la boo xamante ni mun nga ci def lu la neex sauf loo xamante ni yoon da koy tere. am na tamit beneen mbir bu affaire bi wone mooy dañoo seetlu ne que yàgg na Sénégal sax fajal sa bopp mais yàggul dara kër Eumeu Sène am na ku fa duggoon tam ñu jàppoon ne ñu jiiñoon ko dafa doon sàcc ñu dóor ko ba après def seen mbujee ñàkk bakkanam fii tamit ñu toroxal jigéen loolu tamit ndax fu mu toll ni nekkul di jéggi dayoo. waaw mi ngi jéggi dayoo ndax man personnellement amoon naa ci benn dossier bu ni mel mun naa benn dossier bu ni mel jël nit am jiñ ko dara jël ko jàpp ko dóor ko ba damm loxo bi donc yooyu moom commencé na bëri fii ci Sénégal donc war nañ mën a sensibiliser nit ñi kenn amul droit dóor nit ba ki dem wax nga ko xale boo xamante ni dañ ko trouvé kër Eumeu Sène ñu jël ko nee na dafa sàcc jël la dóor nañ ko ba mu dee yaakaar naa sax ñi ko doon dóor yoon ñu ngi ci doon enquête am na ñoo xamante ni yoon teg na leen loxo loolu la personne humaine doit être protégée nit fekkee ne dafa jël sa alal ce qu'on appelle en droit le vol c'est une soustraction frauduleuse d'un bien détruit fekkee jël na sa alal yow da nga war a dem porter plainte wala boo ko jàppee muy jël boo ko mënul maîtriser nga woo police ñëw jàppal la ko mais kenn amul droit quel que soit alpha quel que soit la nature de ce qu'il faisait ou bien la nature de l'infraction qu'il vient de commettre nga jël jàpp ko di ko dóor police sax amul droit dóor nit sakamtumaak un citoyen lambda mais ceux qui sont détenteurs de la force légitime ce qu'on appelle les forces de police de la gendarmerie ñoom amuñu droit jël nit di ko dóor loolu suñu yoonu réew da ko tere ak yoon yi nga xamante ni convention yi nga xamante ni dañ ko prévoir bitim réew donc nit ñi dañ xam ne amul droit dóor kenn amul droit dóor sa jabar sax amul droit dóor kenn amul makkaama même à l'intérieur des prisons jël nit di ko dóor